Asalaamaaleykum waa Sénégal asalaamaaleykum les victimes de Joni Joni tey nag dañuy ñëwaat pour def benn vidéo rek comme niñ ko daan defee saa su ne pour am lu ñu leeral ci loo xam ne mbiru Joni Joni la. li tax ñu ñëw tey nag mooy dañu seetaan benn émission boo xam ne Bougane daf ko def démb mook benn journaliste bu ñuy wax Babacar Fall ci TFM muy wax ci wàllu Joni Joni mu nekk wax joo xam ne nag bi mu ko waxee moom si jëmi boppam sax xam ne li muy wax waxu neen la du wax ju tegu fenn liñ ci bëgg a leeral tey rek mooy comme politicien la dafay bëgg victimiser wu ci affaire bi pour jaxase xelu askan wi walla xelu sénégalais yi li tax ñuy wax loolu nag mooy ku ko dégg day yaakaar ne état bi moo tax Joni Joni daanu walla moo tax Joni Joni doxatul dama jàpp ne buñ koy laaj war nañ ko laaj comme ni mu ko waxee société boo xam ne day def une chiffre d'affaires 17 milliards la wax par mois ñu am ay prestataires 10 700 prestataires ci dans tout l'étendue du territoire national. Donc du lu tuuti mu xëy rek société boobu nërmeelu war nañ ko laaj lan moo tax dama jàpp ne si tu fais une chiffre d'affaires de 17 milliards mensuel loolu du lu tuuti donc suñ demee ba mu daanu walla déggatuñ ko war nañ ko poser question lan moo waral loolu fi mu ko bëgg a yóbbu nag parce que politicien la bëgg ko dugal ci nguur gi banaan nguur gi bàyyiwul xel ñi nga xam ne ñooy prestataires yaakaar naa ne moom ci jëmmi boppam moo bàyyiwul xel ñi nga xam ne ñoo doon liggéeyandoo ak ñoom ñu leen di woowee ay prestataires soo déggee ay prestataires nag mooy ñi nga xam ne tey ñoo moom seeni point de transfert yor seen xaalis téye ko client bu ñëw ñu fay ko. Joni Joni transaction yi rek la doon assuré donc 17 milliards yooyu muy wax booy seet moom pourcentage rek la ci am amu ci dara pourcentage bi nag daf ci am ñun ñu am ci banque yi am ci ba tax na war nañ ko poser question comme ni ma leen ko waxee lan moo tax ba Joni Joni doxatul li tax Joni Joni doxatul nag dinaa leen ko wax ndax moom am na émission bu mu fi defoon ci Seneweb moom ak Ahmed Aïdara ak Modou Bane wax ne banque yi moo ñu amel xaalis ñun prestataires yi mais jamais au grand jamais doo leen ko dégg mu tudd turu banque bi ak banque bi dama ragal ne bu fekkee ne banque moo ñu amel xaalis te moom mu nekk ci diggante bi war nañoo mën a wax walla bu toogee ci télé bi di wax mu tudd turu banque yooyu du ko def ndax bés bu ko defee banque yi dinañ dal ci kawam porte ko plainte ma jàppe ne beneen bi ci des su fekkee ne amel nañu banque yi amel nañ ñu xaalis nañu wax nan lañ def ba banque yi mën ñoo amel xaalis pour ñu mën a comprendre dama yaakaar ne banque yoo xam ne xamoo fu mu ne amoo fa compte amoo fa dara moom moo ubbi ay compte am te it bu fekkee ne kenn ku ci nekk lan ca war a am muy ñun prestataires yi muy banque yi muy moom kon tey ku nekk di jël li nga war a jël jàppe naa ne Joni Joni du daanu li ko gën a daaneel nag dafay jël ba jël lu mu moomul walla mu jël lu fa nekkul parce que day am découvert ci compte yi loolu lépp nag du ko wax day toog ba mu yàgg bu ñu ko invité ci télé yi mu génne benn papier def nii wane
mais loolu ñi mu ko séqal pourquoi du leen ko wan pour ñu xool li ci nekk te pourtant ba ñuy ànd ak moom de ay contrat la ñu ànd ak moom donc su demee ba toog heure bi di wax bëgg a victimiser wu jaxase xelu askan wi bëgg ci dugal affaire politique day wax li ko neex dama jàppe ne moom si jëmmi boppam bàyyiwul xel ñi nga xam ne ñoom la doon liggéeyandool comme ay prestataire bu chômage day am moom ci ñi yokk chômage bi ci la bokk ndax ñoo xam ne tey dañu dem uti seen xaalis ñëw ànd ak moom comme partenariat tey mu dem a dem ba jël xaalis bi yëpp féetale ko boppam pour d'autres fins yoo xam ne yëfu boppam la donc bu toogee ci télé bi di wax li ko neex du gis kenn ku ko contradire te journalistes yi aussi buñ koy poser duñu poser fond bi dañuy brosse rek jàll mais ki nga xam ne ñëw na toog yor société di def une chiffre d'affaires de 17 milliards par mois si ñan la ko doon defee sur le dos des prestataires moo tax prestataires yi bi ñu téyee seen loxo ku ñëw ñu war la fay ñu ne la réseau bi baaxul wala joni dafa am problème nu mu mujj joni dafa mujj daanu parce que prestataires yi bu ñu téyee seen loxo seen xaalis ñoo ko moom joxuñu ko kenn société bi mu yore muy joni du dox te lii ma ko wax moom xam na loolu tam moo ñëw ba ci war itam moo ko dal parce que da ngay liggéey pendant une semaine war a jotaat say fonds def IBAN ba ñu autoriser la ko di nga wër banque yi nekk Sénégal yëpp pour ñu fay la sa xaalis duñ la ko fay da ngay dox di neexal ba sonn banque boo dem duñ la fay bu ñu xamee ne joni la mais ñu tam aussi à un certain moment ñu ne suñu xaalis dootuñ ko ci dugalati dootuñ defati benn transaction boo xam ne joni la léegi nu muy def amatul lu mu fay ay employés parce que ñun ñoo doon joxe suñu xaalis taxaw nañ c'est normal que dootul demati woor itam la même chose donc ñun li ñuy lancer appel rek mooy bépp société bu fi ubbi di wax ne da ngay def transfert boo mënul respecter li nga xam ne moom mooy règlement yi nga xam ne moo ñu lié muy contrat yi ñun duñ ci sonn li ñuy def mooy client bu ñëw ñu ne la xaalis amul wala ñu ne la réseau bi doxul wala société boobu doxul suñ ko defee pendant 6 mois nga daanu waaw ak ku mu mën a doon nag parce que bu nit ñi yaakaar ne ñooñu seen jëmmi bopp muy wari muy joni ñooy jox prestataires yi xaalis non prestataires yi ñoo yor seen xaalis di ko jox nit ñi ñoom ñu ciy am seen pourcentage ak ñun ak banque yi te dama jàpp ne banque tam aussi bu demee bay tëj sa compte xanaa day fekk nga amel ko wala dafay fekk nga amee ay arrière wala nga am problème moom moo am problème ak banque yi ak prestataires yi loolu moo tax joni doxatul léegi nag mu bëgg ko dugal une question de politique naan dafay am ñu nekk seen gannaaw magi jëm yu liggéey seen xaalis bëgg ci dara nga jël ko lekk ko ba pare toog naan dafay am ñu dox seen ginnaaw moom amul lu muy jomb amul lu muy ruus waaw loolu daal lañ doon bëgg a contraduire di ko yëgal bépp sénégalais ak bépp képp koo xam ne amoon na point de transfert tey mu nekk victime si joni mu xam ne Bougane li muy génne ci média yi di wax loolu waxu boppam la bu seqeek ay nit dara ba yàlla def problème am ci war na mën a toog ak nit ñooñu ñu waxtaan ndax ba mu ñu soxlaa dafa ñëw kenn ku ci nekk mu ñëw fekk la fa nga nekk proposer la plateforme ñu d'accord ci ànd di liggéey su demee nag ba def loo xam ne waru ci woon wala waru ko def mu taxaw ci télé yi di wax kooku yëfu politique la wala bëgg a victimiser te dara amu ci loolu daal lañ ñëwoon tey nañu ñëw wax ko ñoo ngi toog nag di ko déglu fi ñu toll nii mbir mi dafa nekk ci voie judiciaire ci enquête la nekk parce que xam nga presque 10 000 points de transfert du loo xam ne enquête yi day dem pour benn fan ñaari fan mais tôt ou tard dinañ mas a jàkkaarloog moom te su boobaa lépp dina leer
ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp wasalaam jaa ngeen jëf merci beaucoup.